mbokk maa ngi lay nuyu tey maa ngi lay indil aviculture Sénégal comme ni ma la ko waxee woon dama la koy wax ci façon bu gàtt boo xam ne temps bariwul ñu mën ci tënk loo xam ne lii mën nañu jox bunt gis nga aviculture mooy ci production animale yi nga xam ne moom la ñu gën a maîtriser ci àddina fépp tey ji boo demee même Arabie Saoudite xam ne foofu boo demee ci désert bi ay 50 degrés ñu ngi fay def aviculture di fa produire ay poulets am na fa ay élevage yoo xam ne benn bâtiment bi rek mën na def lu mat 200 000 poulets parce que dañu maîtriser température yi maîtriser conditions d'élevage yi maîtriser alimentation bi ak yëpp ba nga xam ne fépp fu nit ne foo manti ne mën nañ fa def aviculture léegi gis nga loolu dafa doon loo xam ne ngañaay bu mag la boo xam ne ci mbiru production animale parce que yeneen secteurs yi comme par exemple tey jii lii wàllu jur comme Sénégal niñ ko gisee tey mënoo def jur carrément ni nga ko bëgg a defee parce que tey rek bu ma la ko bëggee nattal Sénégal da ngay xool li nga xam ne moom mooy sàcc bi nekk ci jur bi c'est-à-dire le vol de bétail kooku c'est un problème te kooku c'est un frein aujourd'hui à l'investissement donc loolu exemple rek la bu ma la joxe donc aviculture yëg siwul foofu léegi tey booy jàngat suñu chiffre d'affaires avicole bi nga xam ne tey jii war na tourner autour de 250 milliards maanaam li nga xam ne mooy xaalis bi ci ruus lépp 250 milliards par an loolu tey jii dafa war a dem ba 700 milliards ba 800 milliards Sedima mi ngay gis tey jii yeggul 100 milliards de chiffre d'affaires dafa war a dem à plus de 200 milliards de chiffre d'affaires NMA de suite Avicenne de suite pourquoi parce que potentiel bi mu ngi fi il faut ñu organiser wu mais boo xoolee lépp Sénégal dafa mel ni dañu am benn machine pompe boo xam ne mu ngi pomper lu mat 50 mètres cubes heure ci ndox waaye ñu defal ko ay tuyaux 40 yoo xam ne bu ko pomper ndox bi mënul dem ça veut dire que day indi ay problème maanaam production bi dooleem bi mu am production bi ci kaw laa wax c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo nekk provendeurs ñi nga xam ne ñooy def les accouveurs ñi nga xam ne ñooy def les poussins ak yooyu yëpp doole bi ñu am tey ji en terme d'investissement li nga xam ne mooy ci suuf ci ay élevage yoo xam ne ñoo ko war a jël pour mën a yar ganaar yooyu amul foofu la problème bi nekk loolu tax ci lu gàtt ci loo xam ne dañ si mën a dem léegi indi benn fajtal léegi mooy tey boo xoolee essentiel bi nga xam ne ay jeunes la yoo xam ne ñooy def aviculture ñu ngi ko commencé seen kër muy yéen ànd ak seen jom gàddaayoo seen fulla ak seen fayda néeg ba nga xam ne moom lañ doon fanaan la ñu génn def ci ay poussins commencé ci 50 am na yoo xam ne ñu ngi ci 1000 am na ñu nekk 2000 am na ci yeneen ñu nekk yeneen niveau macha allah loolu nag buñ ko gisee ci réew dañ ko war a organiser dañ ko war a gën a dooleel yéen les jeunes ci loolu laa taxaw parce que bi ma xoolee ne vraiment essentiel si seen activité dafa dem ci loolu il faut que tey jii ñu fëkk suñu bopp ñu jéem a taxaw ci loo xam ne ay solution yoo xam ne mën nañ ko teg léegi te muy ay solution yu mën a dem waxuma ay solution vraiment aérienne ay solution yu mën a dem li mën a dem mooy tey jii jeunes yi nga xam ne ñu ngi def l'élevage péri-urbain maanaam ñu ngi ci seen dëkk yi ñu ngi Tëngéej ñu ngi Wakaam ñu ngi feneen di def élevage mënul prospérer foofu Babacar Ngom bu toogoon toujours kër papam à Pikine bu boobaa du def li mu def dafa génn dem Malika parce que élevage dañ koy def ci fi nga xam ne foofu lañ ko war a mën a defee donc léegi dañ koy def ci benn cadre boo xam ne moo mën a permettre yéen les jeunes ngeen mën a wane seen bopp affirmé wu parce que boo commencé ci 200 300 loolu lu am solo la parce que ni ma leen di wax toujours gis nga liggéey il faut nga maîtriser ko tey ñi di def 200 di def 300 géeju nañu ci mbiru aviculture loo xam ne lii man ñeme naa leen jox leen 10 000 ak 20 000 lu tax parce que dañu commencé petit ñuy jóg di daanu ñu bëgg mbir mi di ko guddil di ko bëccëgal loolu jox leen les connaissances spécifiques toujours loolu laay wax gis ngeen business c'est pas de l'argent business c'est de la passion business c'est du courage business mooy ñafe bi nga xam ne moom ngay def ci liggéey bi nga bëgg ko yàlla wuyu la ci parce que kooku du ingénieur du vétérinaire du kenn li nga ciy géeju parce que xam nga yàlla dafa tëgg intelligence su nit ci mu branché wu ak bëgg-bëggam gis nga ñaar yooyu bu ñu àndee nga bëgg a ginaar mbaa nga bëgg a yar xar mbaa ñi ngay gis nii ci élevage laadum mais gis nga li ñuy def tey en terme de sélection mais kooku institut yu mag yi sax mënuñu ko def mais ñoom ils arrivent à réaliser ça pourquoi parce que dañ ko bëgg c'est la même chose je vois des jeunes à Wakam tu le vois à Joal partout ils ont juste 200 poussins
mais li lay wax ci ganaar ni ñu mën a maîtriser tey ji la pathologie aviaire maanaam li nga xam ne mooy yaru ganaar ci fànn bi nga xam ne mooy feebar yi ak yooyu naka lañ koy prévenir ak tey bu ñu amee coccidiose naka lañ koy régler ñi nga xam ne dañu am problème mu marek ainsi de suite ah léeg-léeg la peste bu ñuy taxaw naka lañ koy gérer épizootie boobu morbidité maanaam du ay ganaar yoo xam ne dañoo dee mais ay ganaar la yoo xam ne tey ji dañu lompoñ boo xam ne mënatuñu développer croissance bu baax yooyu yëpp dañ si géeju boo xam ne bu yéeme loolu bu amee mooy tey dañ la war a jox doole bi xam nga mooy lan damay calculer rek benn jeune boo xam ne tey jii plafonné nga mënoo def lu plus de 500 poulets de mise en place tey jii ñu mën la jox possibilité boo xam ne di nga mën a dem ba 5000 poulets loolu benn affaire la gis nga bâtiment bi ma leen wanoon muy un bâtiment de 300 mètres carrés bâtiment boobu mooy prototype bi nga xam ne si la ñu mën a def élevage bu wuyu élevage boo xam ne di nga ko développer ci condition yoo xam ne ganaar yi nga xam ne ñoom nga fay yar bu ñu yegsee à 45 jours dinañ nekk ci top maximum ci performance boo xam ne aliment bi nga leen di jox bu wuyoo di nga am performance maanaam di nga yëg si 45 jours poids boo xam ne mooy poids bi nga xam ne moom la ñu indiqué parce que bu boobaa si ngay mën a kaañu parce que aliment bi dafa cher aliment boobu dañ ko war a convertir tey bu fekkee ne da nga war a liggéey ci indice 1,9 mbaa 2 c'est-à-dire 2 kilos d'aliments pour produire un poulet pour mën a produire un poids vif maanaam un poids sur patte bu boobaa pour nga mën si yëg si il faut que mu fekk yooyu yëpp nga mën ko dugal parce que loolu mooy tax nga gagner de l'argent te tey ji boo calculer bâtiment bi ci li nga xam ne rek mooy tabax bi dina yëg si à peu près à 20 000 francs le mètre carré mooy tey bâtiment bi bu fekkee da nga bëgg un bâtiment de 100 mètres carrés dina le revenir par exemple à 2 millions tey jii boo ko fekkee ne da nga ko war a équiper peut-être dina revenir à 30 000 francs le mètre carré ça veut dire que tey bâtiment boobu il va te revenir bu dee 100 mètres carrés à 3 millions ok léegi ki nga xam ne dafa am juste benn mise de fonds bu ndaw dafay obligé di kolo bu kolo production du doon production boo xam ne bu baax léegi li ñu indi lu simple la tey ji gannaaw ñu xool ne potentiel production am na sédiment avicenne NMA li ñu mën a développer ci production ci aliment sédiment li mu mën a defar tey jii ci ay poussins ak yeneen i importateurs ay structures yoo xam ne ñu ngi même importer des œufs à couver di ko couver foofu au Sénégal pour mën a am des poussins organisation boobu yëpp teg li ñu mën a def tey jii mooy lijjanti pour que le maximum de production mën a nekk ci élevage parce que loolu yëpp ñi koy jël mooy ay éleveurs yoo xam ne ñii ay 200 ñii 300 ñii 500 la ñu am pour def ko seen kër def ko seen kaw bâtiment ainsi de suite mais tey jii pour ñu mën a passer boobu cap il faut que tey ñu indi ay bâtiment yu bees ay bâtiment yoo xam ne jeune boo xam ne yaa ngi nekk Wakaam sa bâtiment mënu def plus de 500 ñu jox la possibilité tey jii pour que nga mën a dem booru Thiès mbaa booru Joal nga mën fa am benn bâtiment boo xam ne da nga koy louer man fa def 5000 poulets def ko ci façon boo xam ne ganaar yi dinañu croître ba gën nga am ay performance yi gën performance yooyu ñu mën ko jaay na gën bon léegi production bi ni ñuy def mooy lii ñëpp xam nañ ne pour produire benn poulet bu baax il faut que nga dugg ko ci bâtiment bu baax parce que poulet yi nga xam ne moo ciy dugg ci aliment ak programme prophylactique yi ngay def ak ndox mi nga koy jox ak conduite d'élevage bi ngay taxawal moom moo lay jox performance boobu boo ko amee boo ko amul mënoo gañ a xaalis ci ganaar li la koy indil mooy da ngay am poulailler bu baax da ngay am programme prophylactique bu baax alors ci loolu mooy premier fànn bi léegi loolu solution bi lenn la gis nga ñi nekk Joal ak ñi nekk Wakam ak Tëngéej mbaa feneen te xam ne plafonné wu nañu parce que ñoom seen élevage mu ngi nekk seen kër ga mënul continuer parce que mënoo ko def ay élevage yëg si ñi ci benn niveau boo xam ne yaa ngi xatal ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi te àq baaxul léegi ñu indi benn solution mooy yow moom dañuy lijjanti indi benn organisation boo xam ne di nga mën a am foo xam ne di nga dem louer fa bâtiment bu baax bu mel ni bii ma la wax muy bâtiment boo xam ne dina la jox indice de consommation boobu nga mën a géeju loolu naka lañ koy organiser mooy gis nga boo xoolee promoteur immobilier
tey boo demee Tëngéej baa nga dem Géejawaay mbaa leneen di nga gis benn promoteur boo xam ne dafay ñëw def centre commercial bi mooy day ñëw defar ay magasin yu bari lu mat 200 ba 300 loué ko ay commerçant yoo xam ne ku ci nekk sa fonds de commerce mën na yëgg sax 10 millions mooy yow mi nekk Wakam baa nga nekk Tëngéej fi nga xam ne yëg si nga fa mën a def 500 parce que dem nga sa kër def fa li nga mën a def maximum bi 500 yaa ngi commencé di xatal voisin yi te tey jii war nga yokku mais amul foo jëm bu boobaa ñu jox la possibilité nga mën a jóge Wakam nga mën a dem à 50 kilomètres am fa benn élevage boo xam ne da nga koy loué boo ko loué mën nga loué 400 mètres carrés yoo xam ne mën nga fa def 5000 poulets maa nga def fa 4000 poulets li tax nga mën ko loué c'est parce que dañuy indi benn organisation boo xam ne en amont dañuy ut ay opérateurs yoo xam ne seen tool ñoo ko moom ñoom dañu investir dans l'immobilier rural dama lay jox benn exemple tey jii boo demee dans les capitales am na ay promoteurs immobiliers yoo xam ne tey jii ay centre commercial la ñuy def dañu ñëw gis benn terrain ñu aménager ko def ko ay boutique indi lu mat 200 magasins loué ko 200 commerçants yooyu am na si ñoo xam ne seen fonds de commerce rek ëpp na 50 millions mais dañuy fay loyer soxlaw ñu moom boutique bi ñoom l'essentiel nañu nekk ci benn centre boo xam ne am na clientèle buy ñëw foofu ñu ngi nekk ci en phase avec le marché ñoom seen business na dox c'est la même chose tey jii mën nañu indi benn structuration boo xam ne les jeunes dañuy dem di liggéey ci ay volumes yoo xam ne di nga dem ba 10 000 poulets ci ay élevage yoo xam ne moomoo ko t'as pas besoin parce que li am solo mooy maîtriser nga sa liggéey am nga ci doole am nga ci géeju boo xam ne bi tey jii li la intéressé mooy fan nga mën a loolu nga mën ko affirmer potentiel boobu mën a dox ki nga xam ne tey jii yàlla may na ko alal te tey booy xool comparaison bi mu mën a investir 50 millions ci mu mën a investir 100 millions ci benn centre commercial boo xam ne dafay percevoir ay loyer mais tey jii bu ko defee dans le bâtiment d'élevage immobilier rural mais il a presque 2 fois plus que li nga xam ne moom lay am fële ci loolu te loolu ay études la yoo xam ne dinañ ci ñëwaat mais lii li ma la mën a wax mooy tëralin bi maanaam tey jii mën nañu am maanaam tey jii ñu teg benn programme boo xam ne dinañu am 100 000 mètres carrés de poulailler 100 000 mètres carrés de poulailler boo koy xayma mooy tey bu ñu ko tegee Sénégal mooy 6 millions de poulets yoo xam ne moom ngay produire par an 6 millions de poulets bari na 6 millions de poulets mën na dem tourner autour de 10 000 tonnes mën na doon autour de 10 000 tonnes léegi 100 000 mètres carrés yooyu ñi ngay def mooy des privés sénégalais yoo xam ne kii am na benn tool mën na fa def benn bâtiment 400 mètres carrés kii am na tool boo xam ne am na 10 hectares yàlla may na ko am na doole mu ñëw ne man damay def 10 000 mètres carrés loué ko ay jeunes dal di indi benn centre d'activité fa nga xam ne foofu la nekk muy percevoir ay loyer te kooku mën na doon ba doon opérateur maanaam par exemple tey mu ñëw ne jeune bu ñëw ci sama poulailler léegi di nga mën a def sa production man maa lay jox ndox jox la électricité jox la lépp moyennant un loyer par exemple de 300 francs par sujet mais mu doon loo xam ne yow mi nga xam ne yow yaay le jeune éleveur di nga ko mën a supporter parce que li tax nga mën ko supporter mooy dafa am benn fànn boo xam ne ci investissement lii dafa doon fonds de roulement mooy li nga xam ne moom ngay jënd aliment produit prophylactique ak yooyu ak ndox beeg yooyu ak li nga xam ne mooy investissement en li nga xam ne mooy immobilisation bi maanaam matériel bi nga xam ne da nga ko war a jënd bâtiment bi nga xam ne da nga ko war a defar loolu ay investissement la yoo xam ne dafa diis tey jii il faut ñu jéem woyofal leen ko investissement boobu ñu rocc ko am ñeneen ñu ko supporter bu ko defee ñu indi benn organisation boo xam ne yow sa xaalis bi ngay liggéey mooy xaalis bi nga xam ne mooy defar ganaar mooy fonds de roulement bi fonds de roulement boobu dinañ ko yëg si ci benn efficacité financière boo xam ne xaalis bi dafay gaaw a meññ parce que dafay duggante sur ay cycle court de 60 jours te 60 jours yi bu paree am na beneen gis-gis boo xam ne moom lañ ci am mooy vendre avant de produire toujours dinañ ci ñëw ci affaire bi bu defee yow sa ganaar buy dugg fekk na jënd nañ ko ba pare bu ko defee garantie dafay am ci say financement bu ko defee lépp mën a yëwén kon léegi tey jii ci gàttal bu fekkee ne da nga yor poulailler